Salaamaaleykum mbokk éleveurs j'espère que ngi si jàmm bu baax man maa ngi si jàmm bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay alors tey dañu leen indil benn mbir moo xamante ni bëriwut éleveurs yi ko mës a gis wala bu dee gis nañ ko itam voilà peut-être xamu ñu ci war a taxawee ba daal di saafara mbir moomee alors tey dañu leen indil lu yéeme la nañ seetaan vidéo bi ñëwaat parce que faw ngeen gis ko. voilà suñ benn client moo ñu woon am cas bi mu jaaxal ko lool mu daan ñëw woo ñu daal di ñëw xool def ay diagnostic ba pare daal di koy traité alors dañ leen bàyyi ngeen seetaan vidéo bi après ñu ñëwaat ñu daal di commenté daal di expliqué lu ko waral ak nan lañ koy saafara bu dee am na ak yan saafara lañ ci war a indi pour daal di am résultat bu ñu bëgg incha allah donc ñu dem seetaan vidéo bi ñëwaat. alors li nga gis noonu nag moom mooy atrésie anale bu ñu waxee atrésie anale nag ci kàllaamay kocc peut-être bu ñu koy expliquer mooy li nga xamante ni mu rectum bi fi mu war a jëlee neefere mooy dem ba àgg ci périnée bi daal di fay taxaw du génn du am benn trou fu muy génnee li nga xam mooy neefere yi cas yi nag day dal li nga xam mooy xar yi muy béy yi ñuy woowee ñuy tuppee les petits ruminants bu amee nag am na solution comme ni nga ko gisee ci vidéo bi mais ñaari cas de figure moo am premier cas de figure bi mooy bi nga xamante ne rectum day dem ba egg ci neefere bi daal di fay yem donc heureusement ñun cas boobu lañu am ñu daal di say indi ay saafara macha allah ba mbote bi kon ñu ko gisee mu jóg taxaw boobu boo woowee vétérinaire bi wala nga woo ki nga xamante ni mooy gérer li nga xam mooy sa exploitation wala say xar moom bu ñëwee incision lay def daal di libérer rectum bi def benn orifice benn trou mu daal di ñëw li nga xamante ni mooy def ay point de suture ñëw pour permettre mu am benn orifice fu muy génnee li nga xamante ni mooy neefere benn cas de figure bi nag ñaan lañ ko kenn mooy cas bi gën a compliqué cas bi gën a naqari traité naam solution am na mais c'est très compliqué des fois sax da nga koy mujjee bàyyi noonu mu daal di voilà mu daal di dee wala nga éliminer ko parce que day sonn loolu cas ban cas la mooy bu dee rectum bi dafa sori ci biir cavité périnée bi ci biir maanaam mu sori donc su ko defee faa nga daal di def incision dugg ci biir def li nga xamante ni moo doon sa tube c'est compliqué c'est pas impossible ah mais c'est très compliqué te mu am nga risque yu bëri pour nga ñàkk ko su ko defee cas yooyu c'est un peu compliqué ñaanal ñu ko kenn alors comme ni ngeen ko gisee ginnaaw mu defee incision bi li ngeen gis moom lu ñuul loolu mooy li mu waroon génnee génnut waaye donc ñëpp xam nañ neefere li nga xamante ni mooy mbote pour bañ a dugg ci termes yu compliqué yi ñu simplal ko neefere yooyu dafa war a marron gis ngeen mu mel dafa ñuul wala mu marron dafa ñuul parce que dafa yàgg mbote bi judd na su ma juumut le lundi le mercredi dañ door a def li nga xam mooy intervention boobu pour daal di libérer li nga xam ne mooy mbote bi te gis ngeen ginnaaw bu ñu defee incision bi mbote bi fa jóg voilà dem ci yaay ji voilà te daanoon am loolu yëpp voilà pour mu jóg c'est compliqué am na problème parce que lii bu amee lu su gën a bëri day indi intoxication day indi infection mbote bi mën nga ko ñàkk ci 24 heures wala ci 48 heures des fois nag yàlla mën na la may chance mu dem ba ay 72 heures wala yooyu mais des faibles lay parce que moo ngay namp mais génnewut li nga xamante ni mooy résidus yi mooy neefere génnewu ko donc comme que génnewu ko nag bu yàggee day yàgg foofu day indi li nga xamante ni mooy butit yi dañuy dem ba xat donc indi complication yooyu ngeen gis noonu alors bu dee mos ngeen dund cas yu mel nii wala mos ngeen ko gis mu ngeen wax ci commentaire yi ngeen wax noonu lañ ko gérer wala noonu def ba libérer li nga xamante ni mooy seen ab mbote alors leen ñaan ngeen partager aimer commenter voilà abonné wu voilà ñëpp daal see jot incha allah den jaajëf bu baax a baax a baax